mucc ayib ñu xam ngeen ne kon nag moom ci wàccaay màggal gi Bougane Gueye Dany demoon na seeti xalif général kulu murid al muntaha moom ci boppam waxtaan nañu si biir ku si nekk jox na sa morom ay kaddu Bougane Gueye Dany nag moom kaddu yooyee dafa mel ni daf ko dooleel daf ko yokk ay laaf moom Bougane Gueye Dany président Macky Sall donte nag saa su ne bu demee sa Touba ñu lajj fa ñu dóor ko dóor foofu noonu ci ay élection waaye terewul nee na la nga xam ne ambition ba mu am sa diwaanu Touba xel xalaatul mu koy teggi liggéey bu mu fa mën a def yi dana ko def ndax ëllëg daf bëgg bu fi jógee mu teg Sénégal ci yoon bu nga xam ne ni yoon ak suqaliku la yoon bu nga xam ne ko xool xam ne li développement la donc nag yenn wax yi Touba doo borom jaru nga fay def loolu dara nee na loolu du ko yëngal te sa fregew ko donc loolu bàyyi ci xel Vox Populi dafa ñëw ci présidence bu assemblée nationale ba tey ndax yaakaar naa ne tey loolu mooy coow li président bi sa assemblée nationale El Hadji Ahmed Aïdara Lamine Thiam nag ak nag Barthélémy Diaz fu mu nekk nii ñoo yëngal intercoalition Yewwi Wallu ndax candidature yi nga xam ne daal dinay taxaw Yewwi Wallu face à l'équation de la multiplication des candidatures loolu nag ñu bëri kon seetlu nañ ko Yewwi Wallu fu mu nekk candidat yi bari na lool ci ku jiite assemblée nationale Wade moom Abdoulaye Wade nee na xel xalaatu muy jàppale Barthélémy Diaz ñett la def moom candidature man sama problème mooy waaye Yewwi ak Wallu kan moo lay wax ne présidence bi ñoom dañoo minorité de waa Benno Bokk Yaakaar moo leen ëppi député ñoom ñu commencé ñaawoo xam nga xoolal dafay woon juste Sénégalais yi ni leen ñi jiite woon ak ñi ni ñoo sos Yewwi dafa am benn dynamique bu ñu leen proposé mais bu njaam yàggee nga ba feeñ loolu moo leen weer ñu ngi commencé weeru ndànk-ndànk de. waaw ba ci kanam tuuti mi ngi commencé ñaaw nag. xam naa leen ma commencé jubilé sax man. ndax la nga waxoon. dama waxoon ni tànk yi ñu jaar diilante ngi ci. te ba ñu dem ba assemblée nationale. yow gisagoo dara sax. pënd ba bu wëree de si kanam. est-ce que sax tey am na benn analyse politique bu ma ne. est-ce que amul sax ci biir Yewwi ñuy liggéeyal Benno. ci biir ma ne ko comment. ma sabotage gi dem local. gagné ay maires yu bëri ay villes. dem législative. majorité jiitewu leen lu dul ñaari député kese ñoom opposition bi. defar sa ay liste tout est ok. nga xëy jékki-jékki rek dem ba assemblée des. nga indi tiraillement. te wuur la sax ni yaay gagné assemblée ñoom xam nañu mënuñoo gagné assemblée. bu amul ay défaillants ci biir Benno Bokk Yaakaar mënuñu gagné. ak man politique. waaw sama benn grand analyste politique wax na ma ko te lu jëfee weddi lay doon. dafa mën politique bàyyil ba ñu taxawal assemblée ba gouvernement bees bi waa ji ñëwaat. ci kanam rawuli gët wallaay du ñu ay magum. xamoon nañu ko ay magum waxoon nañu ko. waaye bu boobaa daañu leen reeteet parce que dynamique bi ñu propose ba tax ñu fal ñu votel leen ñun ñëpp sénégalais yëpp votel leen ku ko fi trahir dinañu la. reeteet. Wade nee na moom Barthélémy Dias moom Lamine Thiam la àndal Abdoulaye Wade loolu leer na maire bu Dakar moom nee na mooy candidat bu Yewwi Askan Wi El Hadji Ahmed Aïdara député maire bu Guédiawaye nee na candidat am dafay samp te dara du ko dindi na leer parce que leader la conférence des leaders moom moo fa samp kon nag bu buy wut ku légitime moom moo fa gën a légitime waa Benno Bokk Yaakaar point d'interrogation lañ leen def ndax fàtt nañu fépp li waykat bi wax fàttal ma foofu ñoom fàtt nañu fépp verrouillé la ñu def ñoom fenn siitul verrouillé la ñu def fu mu nekk nii wóolu kay ñooy siitle waaw ñaas kan wóor na fu mu nekk moom ba waxuma laa siit waaye dañu seen fu mu nekk nii moom mi ngi tawee boor bu ne le vrai journal nee na enfin une assemblée générale de rupture est-ce que rupture am na en tout cas lu mu ci manti doon gis nañu ko nee nañ fini la majorité mécanique pour le président loolu benn la exit l'absentéisme place à l'assiduité ndax nag am na si député yoo xam ne saa bu ñu ñëwee benn yoon balaa ñu ñëwaat yàllaa xam abonné absent waaw am na député yoo xam ne bu ñu ñëwee pour tàccu la delluwaat wala saa bu ñu ñëwee rek c'est parce que xam nañu ay caméra tey ñëw na parce que ne jàkkaarloo def seen jeu seen film dem gars yi wana leen loolu moo leen nee nañu nag loolu jéem ci assemblée nationale bii waa Grand Place dafa ñëw ci Yewwi Wallu Yewwi contre Yewwi fu mu nekk nii Yewwi contre Yewwi jour de vérité El Hadji Ahmed Aïdara déterminé nee na nag gisul kenn ku mën a remplacer Moustapha Niasse ku dul moom El Hadji Ahmed Aïdara sa assemblée nationale le député maire bu Guédiawaye nee na informé na conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Wi moom wax na leen candidature am kon nag li gënoon jekk mooy ñu porter candidature am Barthélémy Dias nee na moom démb candidat la te candidature am waaye Yewwi Askan Wi ñoo ko porté kon moom it nee na loolu dara du ko dindi maire bu Dakar nee na sa candidature est portée par toute la coalition Yewwi Askan Wi kon Yewwi Askan Wi yëngu na ndax nag leader bu sampee ndëndëm beneen kenn ku ñëw bokk it ne moom it samp na ndëndëm nit ñi ne kon fu mu nekk nii Ousmane Sonko ani ban position la jël ñu ne kenn xamagul
kenn xamagul Ousmane Sonko ban position la jël yéen kaay bi dikk na ci kenn xamagul moom kan la àndal. Sud Quotidien installation de l'Assemblée nationale ce jour perchoir et composition du bureau lépp tey la président Macky Sall verrouillé ne lépp yéen kaay bi foofu la génne source a daal di ko cay feelu ñëw ci choix de leur candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale Benno Yewwi Wallu au bord de l'implosion nee nañ Benno kat li okk waa Yewwi Wallu tamit xuri na ko ndax dafa mel ni Aminata Touré ñëpp amuñu d'accord ñu si moom wala choix bi nga xam ne moom la ñu def ñu bëri d'accord est-ce que mooy seen candidat ndax moom la yow Amadou Ba nga gis. en tout cas ki président bëgg mooy nekk. ki président bëgg. moo tax dégg fàtt na fépp. non. coow li yëpp kenn yóbbuñu Macky Sall. ah coow li yóbbuñu Macky Sall. le vote est secret. le vote est secret waaye terewul yóbbuñu ko de. le vote est secret. yow mën naa voté pour Mansour. Yacine mii président du xam ndax yow Mansour nga voté wala kenn nga voté parce que kenn vote bu nekk. amul fu ñu bind woor gi day yóbbu. parce que mën nga dugg voté ku la neex et puis bu ñu waxee nga ne yow laa voté la kan mënu ci daal mais nag fu mu nekk nii. en tout cas dugal nañ leen ñoom ñëpp ci benn bus. ci bus lañ jógee de. ñoom est-ce que nanguñu seen i portable 5h30 lañ déparé Saly pour. kon ñu ngi ci yoon bi di ñëw nii. ñu ngi ñëw waroon nañu am benn. non war nañu agsi sax. war nañu ci assemblée nationale dégg nañu ba pare. Macky va poursuivre ses investissements sa Touba donte nag saa su ne bu demee lajj fa waaye terawul nee na day continuer liggéey ba 14e législature une assemblée qui va durer seulement 2 ans loolu dafa leer 2 ans rek la ndax 2024 dikk na ba noppi élection présidentielle bi rombé da lay wone assemblée nationale dañu koy tas 2 ans yi nag ñu gis ne am na si benn opposition bu divisé fu mu nekk nii Barthélémy Dias Ahmed Aïdara Lamine Thiam ñoom nee nañ seen candidat moom seen candidature loolee dafa leer ce que le peuple attend de ses députés lan la askan wi di xaar ci ñoom yéen kaay bi dikk na si Yewwi Wallu si le quotidien multiplicité donc des candidatures Yewwi Wallu pair choix mu ngoog noonu la ko dundee jeu de mots la ko def kon nag pair choix bi fu mu nekk nii yàppale ne kon coalition intercoalition Yewwi Wallu am na te 4 candidats lu mu gàtt-gàtt El Hadj Ahmed Aïdara ngi nii Barthélémy Dias moo ngi nii Abdou Bara Dolly Mbacké mi ngi nii Lamine Thiam moom moo ngi nii ñeenti doomi pendanaar yi bi yeboo ngeen xam ne ñoom ñooy fay samp seen dënd ci coalition intercoalition Yewwi Wallu ngir jiite ko l'observateur ñëw ci waxtaan bu nga xam ne sekk na ko ak Serigne Mountakha Mbacké président Macky Sall relation bi dox si diggante ñaari lan la ñu waxtaanee yéenekaay bi dikk na ci yéenekaay bi dikk na ci chaise Pa Moustapha Niasse boobee nga xam ne ki ko war a wuutu tey ji la ñu koy xam ak Ahmed Aïdara Barthélémy Dias ak Lamine Thiam la guerre fratricide ndax nag ñoo bokk seen ak kuréel ñoo bokk seen famille fu mu nekk nii ñoom ñëpp yaakaar naa ne Yewwi la ñu tudd ak Wallu donc rek fu mu nekk nii ñoom doomu ndey yi wala doomu baay yi ñoom ñooy xeex seen biir ngir nag kan mooy jiite li askan wi doon xaar si ñoom ndax loolu la lu mu ci manti doon xëccoo baa nga fa l'exclusif la ñuy jeexalee Yacine assemblée nationale pas de coup de théâtre ce lundi pas de coup de théâtre Macky Sall bétonne son bloc loolu leer na fatt na fépp kenn amul benn information donte ñi gaañu sopp ñi comme classe Mamadou Fofana gi ñoom def nañ seen casting ba pare ñoom defal nañ la casting assemblée nationale casting gouvernement bu bees bi tey ji boo ko laajoon kat mooy nekk premier ministre moo wax la ko waaw météo xam nañ ko de deful météo de Mamadou Fofana da lay wax premier ministre man nag am na tegal na ma casting ba pare dinaa xool moo bi daañ teg nañ seen casting ba pare après dinaa xool bu gouvernement bi génnee dinaa xam na gars yi ay nañ assemblée bu demee noonu nga ne noonu la demee bu assemblée nationale demee noonu ki nga wax ne moo koy jiite ki ngeen wax ne moo koy jiite bu fekkee moo koy jiite ma xam ne nag yow dama leen di sippil samp mbëri ni ñuy def samp nii yëkkati loolu laay def en direct fii mais lu mu ci manti doon Benno Bokk Yaakaar tous dem nañu séminaire ñoom ñoo duggandoo ci bus yi ñëwandoo donc war a voté ndoo sa assemblée nationale fu mu nekk séminaire lañ leen yóbbu regroupement ñu ne nag am na ay héros ci majorité bi ñoo xam ne ñooy kàngam yi ñoom xam ne ñoo poñe fu mu nekk nii gouvernement bi ñoo xam ne ñooy dooley président Macky Sall kenn ki Abdoulaye Daouda Diallo sa la bopp Pape Mademba Bitèye sa la bokk Abdoulaye Seydou Sow sa la bokk Aly Ngouille Ndiaye sa la bokk Karim Sène Mamadou Diaw Malick Fall Ali Mané ñii jàpp nañu kon fu mu nekk ndaanaa ni président Macky Sall Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr Mariama Sarr nee na ñoom ñooy piège parlementaire yi ñoom nag ña nga sa assemblée nationale war faa mën a am doole nan la ñuy doxalee yéenekaay bi dikk na ci kon nag Yacine assemblée moom ne la nii daa mel ni yéenekaay yi foofu la ñu fële am fajaru na bi ana image am nga ko envoyé ko gars yi en attendant envoyé ko Mame Sidi en attendant envoyé ko Mame
boo ko amee envoyé comme am si di en attendant ñu am image yi léegi El Hadj daal di doxantoo. si nee na les portes de l'Assemblée nationale ouvertes à 1h sont fermées depuis 5h du matin. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. La salle est déjà remplie comme ni ñu ko gisee si image yi. donc nag bés bu rëy a ngi commencé ci li gën a fës ci bopp xibaar yi maire bu Dakar maire bu Guédiawaye ñu ngi xëccoog Serigne Bara Dolly Mbacké ci Touba ñoom ñëpp ci coalition Yewwi Askan Wi benn candidat ñeel Benno Bokk Yaakaar benn candidat ñeel coalition Wallu kon dynamique gu Yewwi Wallu déjà moom tas na ci suba ci bajante ba fenkee la xëy fankaale ko tasam ndax ku nekk si jubbu ci à l'Assemblée nationale. jàngalekat yi nga xam ni dañu nekk ci wàllu position stage dañu bëgg mooy amal grève de la faim ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer bi ñu dëgg ma la ñuy exiger mooy gouvernement bi satisfaire seen ay kàddu yu jàmbat lu may loole mooy dugal ci ñoom 218 yi nga xam ni dañu leen sélectionné woon ñu nekk ci wàllu stage. laneen ci wàllu xibaar ndox mi ne muy yokkoo fële ca Lac Rose tiital na bu baax ñu nekk foofee di exploiter wàllu hôtel ni ki itam xogam si ak yooyee ndax ndox ma daanaka jéggi na dayoo. am nay place itam ci wàllu commerce yoo xam ni ndox ma nangu na ko wàllu sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen kay Mantoulaye ci bundoo yi Mambay Ndiaye tey doo waabale da ngay faram fàcc rek tey doo waabale. jaajëf El Hadj Ahmed El Hadj Mouhamadou Mansour Diop boobu bee nekk si El Hadj Ahmed ay dara candidature am des koy door ndax gannaaw waaw daa mel ni de fu mu nekk dafa mel ni dugg na ci bopp ñëpp de El Hadj Ahmed ay dara gannaaw ba mu sampee ndëndëm jàppale ne kon keneen ku nekk ci coalition Yewwi Askan Wi samp na ndëndëm kookee moo di maire bu Dakar Barthélémy Dias démb la ko xamle ci ab déclaration bu mu def xam ne ni kon nag candidature am bi si boppam moom imposé ko waa Yewwi Askan Wi ci boppam ñoo ko porté samp ko ngir mu doon seen candidat sa assemblée nationale ñu teew lay kàddoom moom Barthélémy Dias. su ma yéenewu nekk candidat suba incha allah lundi le 12 septembre 2022 ci poste président wu assemblée nationale bu Sénégal. nekk ci coalition ay leader tànn la loolu dañ ci sant yàlla moo tax assemblée nationale boobu ñu bëgg mu nekk assemblée nationale buy mën a garantir lu ñuy woowe séparation des pouvoirs. wante Macky Sall di bëgg a nekk ci dëkk bi di buum ak di bumi loolu moom dafa nar a dakk Sénégal moo tax ñu ne assemblée nationale boobu day nekk assemblée nationale buy may Macky Sall aafiya mais buy xeex tamit ba askanu Sénégal tamit am aafiya. Elhadj ñeenti candidat pour candidat yi déclaré ci pour coalition intercoalition Yewwi Wallu ban jàngat nga ciy def. man li may demandé mooy il faut ñu arrêter seen discours ni Macky Sall bëgg a yore réew mi ñoom discours boobu la ñu présenté woon. ak benn projet ñu gëm leen ma koy woowee dynamique ñu gëm leen wóolu leen ci ñun du ñoom la ñu gëm de ñoom seen personne li ñu présenté la ñu gëm cumul de fonction amul xaw ma cumul de mandat nañu ko mën di woowee amul ñoom ñëpp. leader yëpp pratiquement Barth mi doon wax El Hadj Ahmed Aïdara mi bëgg a nekk président Ousmane Sonko bari na ci ñoom ñoo xam ni ku ci nekk da nga nekk député en même temps nekk maire loolu benn la ñaare bi ci des conférence des leaders daf may fàttali bi Ousmane Sonko woowee Barthélémy Dias ni ko laaju ñu la sa xalaat exécuter li ñu la wax ndax doo leader ci leader yooyu bi ñu eggee ci composé liste yi kenn nanguwul dem sa département Ahmed Aïdara doo nga demoon département am ci leader yi laa wax de ñu ñuy woy leader mu ñu nekk ci tetu mouvement wala parti alors leader yooyu ki bokk ci ñoom ni moom candidat la Ahmed Aïdara Barthélémy Dias nee na leader yi ñoo porté seen choix ci man pour mu xëccoo nekk président assemblée nationale alors li jaadu pour ñu wax ko Sénégal yi mooy ñii di xëccoo ci yéen amuñu majorité donc mënuñoo gagner à l'Assemblée nationale pourquoi li ñu am yaakaar ni xëy na mën nañu renqi ñaari député ci Benno Bokk Yaakaar wala ay non alignés comme Pape Djibril Fall mi ñu doon saaga ak Thierno Alassane Sall am yaakaar ni mën nañ leen a renqi moo tax ñu foog ni ñoom mën nañoo falu ci moment bi ñu amee possibilité falu fàtte nañu li ñu présenté woon askan bi fàtte nañu ko xaat
te ma tugul juróom-ñetti weer ku nekk nga xëcc jëmale ci sa bopp waaw kuy di nga gestion bu Macky Sall ak fi Sénégal yi toll ni lépp yokkoo flambe prix yi tey yii kenn ku nekk xaati guñuwul woon ni mën naa egg assemblée nationale pour taxaw contrecarrer bépp budget bu ñuy votel benn ministère te ñu jàpp ni liggéeyoo li ñuy xaar ci yow déedéet xanaa kay yaa ngi xool noo jiitee à l'assemblée nationale ndax xam nga lu tax avantage yi yow la moo wutalee simple député ak président assemblée nationale avantage yi la moo wutalee simple député ak président groupe parlementaire wala nga bokk ci bureau à l'assemblée nationale kon tey suuruñu avantage yi kon tey suuruñu seen cumul de fonctions yi ñu waxoon te dañu ko bindoon ñoom bu bokk ci seen ay charte yi ñu taxawal seen ay coalition luñ ñu doon saaga bi ñuy waajal campagne bi dama ni gëwma alliance Yewwi Wallu est-ce que histoire joxuma raison tey wóor na la ni tey député yu PDS duñu voté mukk candidat wu Yewwi tey wóor na la ni député yu Yewwi ku nekk dafa am fooy jëm duñu sax woteel waa Yewwi yëpp ku nekk di nga am sa choix wu bopp ci biir vote gi waaw féewala wuñu est-ce que li ñu waxoon Sénégalais yi dëgg la du dëgg maintenant tey intérêt tax na te faloo guñu ñoom intérêt tax na ñu fàtte ñi leen faloon intérêt tax na ñu changé li ñu présenté woon Sénégalais yi intérêt tax na ñu fàtte tey souffrance bi Sénégalais yi jànkuwante li lay firndeel gàtt xel gi nekk ci ñoom pourtant ñoom ñi xëccoo ñépp kenn amu ci majorité ci biir Yewwi Askan Wi kenn amu ci majorité amul kenn ku ci ëpp doole pire amul kenn ku ci ëpp doole Pastef mi amul candidat ñoom ñooñu di xëccoo ñëpp qu'est-ce qui se passe alors dañu bëgg def ak ñun puus oto bu panne oto bi tàkk ñu dem bàyyi ñu fa ñu ngi waaj a tas yaakaaru askan wi ñoom waa Yewwi ku leen ko waxul da nga leen ragal tas nañ ko sax déjà parce que alliance bi moom dakk na dee na Lamine Thiam mënoo fexe bi Abdoulaye du am candidat Yewwi def na ñetti candidat muy ñeenti candidat ci opposition bi benn moom des ci benn candidat waaw benn bi ñu bëgg a folli daañu ko folle ci féewaloo daañu ko folle ci sikkim yu fasto nga foog ni ñii ñuy wuti à l'Assemblée nationale doole gu ñu mën a jàkkaarloog weddi bépp loi bu ñu bëgg a jàllale te méngoowul ak njariñal askan wi ñu ngi tas suñu yaakaar de te duñu leen bàyyi nag gis nga bu ñu foogee nii daañu leen bàyyi ñuy def lu leen neex ci seen xëccoo gi mel ni ko xiif juum nañu parce que waxoon naa leen ci bu njëkk ba nii leen forcé ngeen ñu jël seeni booy ñuy saagawaat ak def lu nekk man histoire jox na ma dëgg alhamdulilah maa ngi leen di xoolaat parce que dynamique boobu dama ko gëm comme tout Sénégalais bu ñu demee à l'Assemblée yóbbu fa lu bokkut ak li ñu présenté woon xoolal warkat bi lañ leen di wax warkat yi waaw daañu leen wax warkat yi te commencé nañu war askan bi maam. commencé nañu war askan bi alors rupture bi ñu yaakaaroon ko ci Assemblée nationale Mamadou Fofana est-ce que dinañ ko am ren ji mais est-ce que dinañ ko am loolu mooy